Bismillahirrahmanirrahim. Mbokk jullit yi, mbokk taalibe yi, yéen waa bureau exécutif Pastef Touba officiel, maa ngi leen di ziare seen mbokkum patriote la Mame Dame Lo. tey nag ñu am émission boo xamante ne nii Cheikh Waly moom daf ko dugaloon, yàlla dogal tey jii nag mooy suñu première émission muy la woon démb. ñu war cee waxtaane tamit li nga xam ne moo xewoon démb, moo tax tey Cheikh Waly choisir ñu tuddewu émission bi chaque mercredi muy li xewoon démb. démb nag bari na ay yëngu-yëngu fii ci Sénégal, loola lu yàgg la, ñooñu ñooy sunuy maam. moo tax daal tey première émission bi ñu tànn dëkk bi réew mi nga xam ne foofu la ñu juddoo yaroo fi sunuy maam màgge fi muy Sénégal gi nga xam ne ñun ñëpp ko bokk. moo tax tey première émission bi ñu tàmbalee ko fii nga xamante ne nii mooy ci suñu réew muy Sénégal. ginnaaw bu ñu leen gërëmee nag di leen sant ci liggéey bu rafet bi nga xam ne Pastef Touba officiel mi ngi koy liggéey au niveau de la commune de Touba ci njiitul ki nga xam ne mooy Serigne Cheikh Thioro Mbacké ak ñi mu àndal ñëpp. mënuñoo lim, buñ limee dañuy juum, waaye buñ ko tuddee rek tudd nañ ñëpp. kon amel nañ leen ci ak cant gu wér këng, ndax liggéey yombut te it ndénkaane dafa jafe, ndax suñ la dénkee da ngay bëgg a sàmm. gor boo ko dénkee sax li nga ko dénk lay gën a fonk ci alalam, kon dénkaane yombul. kon buñ ko dénkee ku mel ni sëñ Cheikh Thioro mu ciy daj li mu ciy daj lépp ba fii mu toll ñu toll fa loxoom mosu cee jóg, kon moom dañ koy amel ak cant moo xam ne mention spéciale à Serigne Cheikh Thioro Mbacké mi nga xam ne mooy njiitul kër gi. ginnaaw bu loolu jàllee nag war nañoo waxtaan ci ni nga xamante ne ni Sénégal noonu la fi tubaab yi duggsee ak biñ fi duggsee naka lañ fi fekkee suñu maam yi nga xam ne ñoo fi nekkoon démb di ay buur, ak sëriñ si nga xamante ne nii def nañ jihaat ba dugal Sénégal. ñoom it ñett ñoo fi nekk, ndax buñ xoolee sëriñ ak ceddo rek moo jur suñu askan wi nga xamante ne nii ñoom ñoo fi nekk ci ñun doon wooyee ceddo démb. moo tax dañuy koy tàmbalee fi nga xamante ne nii mooy ci Gorée, ndax kenn mënut a wax Sénégal te tudduloo Gorée. ndax Gorée dafa nekkoon île stratégique boo xamante ne nii ci commerce esclave bi fu amoon solo la, foo xamante ni tubaab yi yëpp a ko doon xëccoo. kon foofu la ñuy tàmbalee sunu waxtaan. waaw, fi nga xam ne mooy Gorée nag tubaab yi ñi ngi fi ñëw muy portugais yi ci 1444. bu ñu ñëwee itam ñoom ñi ngi woon ci booru, avant ñuy ñëw ci Gorée nekkoon nañ fi nga xamante ne nii mooy ci tefes gi. ñoom foofu la nga xamante ne nii foofu la ñu njëkkoon a campé ñëw ñoom installé foofu. ginnaaw bi la ñu ñëw Gorée à 1444. bi ñu ñëwee Gorée foofu la ñu installé. ñoom sax ñoo njëkk a baptisé Gorée, jox ko benn tur bu ñuy wax palma, muy palme yi xam naa, ndax booba dafa bari woon ay garabu palme, muy garab yooyu mu xaw a niroog tàndarma, ñu tuddee ko tur woowu mu di palma. bi nga xamante ne nii nekk nañ fi foofu la ñu installé woon ba en 1888 1588 ci la ñi nga xamante ne nii hollandais yi ñoom ñëw nañu daal di fexe dàq portugais yi, daal di installé foofu nga xamante ne nii moom mooy Gorée. ginnaaw bi nag ci 1677 ci la ñi nga xam ne ñooy France daal di ñëw ñoom daal di koy jël ci loxo hollandais yi ñoom it daal di installé fi nga xam ne
mooy Gorée. waaye nag loolu jiituwul ne booba la France di doog a ñëw, ndax booba fekkoon na France ñëwoon na ba installé Saint-Louis, waaye bi mu xamee ne port boobu fi ñuy wax Gorée foofu moo gën a yomb ci commerce esclave bi pour nga installé fa, ci la ñu ñëwaat nag ñoom daal di koy jël ci at moomu muy 1677 ñu jël moom France jël ko ci ki nga xam ne mooy hollandais yi. 1804 nga xam doon nañ def benn traité de paix ci Europe ndax ñoom dañ doon xeex yu bari seen biir. léegi ci la Angleterre ñoom daal di ñëw ci 1804 daal di wax ak tubaab yi ñu xaw a waxtaan daal, amul woon ay jafe-jafe yu bari ba ñoom ñu daal di fay installé ñoom it nekk fa ci 1804. mais nag 1817 ci la France nag jël île de Gorée nag mu nekk ci ay loxoom nag bokkatu ko kenn. anglais yi daal di dem ca wetu fa nga xamante ne nii moom mooy Gambie ca booru tefes ga daal di sanc foofu. kon léegi foofu muy wane ne rek xëccoo yàgg na fi, noonu mu amee woon xëccoo ci biir européen yi noonu la amee woon xëccoo ci ceddo yi seen biir, noonu la amee woon xëccoo tamit ci ñi nga xam ne mooy kilifa diine yi ñu doon wooye ay sëriñ jamono booba ci seen biir. kon Sénégal at yi ñu bëgg a waxtaane ay xëccoo rek la woon. waaw bi nga xamante ne nag tubaab yi installé nañ fi nga xam ne mooy Gorée ñoom comme noonu ma ko waxee, booba itam Kajoor ñoom amoon na ay petite dynastie muy ñi sant Faal. waaye jamono bi nga xamante ne nii Kajoor jóg na pour libérer boppam, ndax booba ki nga xamante ne nii mooy Jolof moo jiital Sénégal, moo ëmboon fépp, moo leen moomoon Kajoor ak Bawol ak fépp, dañu tënku woon ci l'empire de Jolof. ndax l'empire de Jolof Njaajaan Njaay mi nga xamante ne nii moom moo libéré Sénégal ci l'empire de Mali, ndax Sénégal booba dañu bokkoon ci l'empire de Ghana. Ghana moo leen moomoon. l'empire de Ghana bokk na ci 3 puissances yi nga xam ni yi ëppoon doole ci àdduna bi, muy l'empire de Ghana, ginnaaw l'empire romain ak l'empire bi nga xamante ne nii ñoom la Perse yi yoroon. ñu wax ne l'empire de Ghana bokk na ci ñi nga xamante ne nii ci liñ occupé woon ci territoire ci àdduna bi, l'empire de Ghana bokk na ci ñett yooyu. l'empire de Ghana moom moo ëmboon Sénégal ak Mali fépp, ak Benin, Burkina Faso, Togo fépp. waaw la géej dëkk yi nga xamante ne nii océan Atlantique bi daal foofu la yem ci Afrique yëpp ñoom ñoo leen yilifoon jamono boobu noonu, muy l'empire du Ghana. ginnaaw bi ci la l'empire de Mali daal di juddu. l'empire de Mali ki fa juddoo ki ko taxawal mooy Kanka Moussa. ci la dajeeg nag ginnaaw bi nga xamante ne l'empire de Ghana seen njiit faatu na, ñuy xëccoo leadership kan moo war a jiite, ci la Mali fippu, Kanka Moussa taxawal li nga xam ne mooy l'empire de Mali. ginnaaw l'empire de Mali ci la ñoom Soundiata Keita ak ñooñu ñëpp ñëw. waaye jamono ji nga xamante ne nii nag Jolof moom mi ngi jóg pour libérer Sénégal ci l'empire de Mali, nga xam ne moo ko mujjee yilif, jamono booba ka fa nekkoon ña ngi ko doon wax Mansa Souleymane. Mansa mooy buur ci langu Mandinki, jamono jooju langu Mali. bi Mansa Souleymane faatoo nag ñuy xëccoo leadership kan lañu war a fal, ci la Njaajaan Njaay daal di dajale ñoom ñëpp ñu fippu daal di jël seen indépendance, daal di libérer Sénégal ci li nga xam ne mooy l'empire de Mali. ñu dem installé ca Jolof nekk empire de Fouta. waaw Fouta nguur ga fa nekkoon ka nga xamante ne nii moom moo sañ ci Fouta, ñu koy wax Kuli Tenkela moom moo dem moom it sañ ci Fouta, ca fekk ne baayam moo tuddoon Tankela, moom moo tudd Koli, moo tax ñu koy wax Koli Tankela. mu ñëw fa daal di fay fal benn dynastie bu tudd dynastie de Ñanke ca Fuuta Tooro. waaw kon bi nga xamante ne ni Njaajaan Njaay
taxawal na Jolof libéré Sénégal buur boobu dem sanc fi nga xam ne mooy Fuuta Tooro moom it taxawal fa yëfam booba Jolof dafa def benn fédération boo xamante ne nii dañ ne woon daal dañuy lëkkaloo waaye ki ma leen wax léegi muy buur boobu nekkoon Fuuta mu ñuy koy wax Kuli Tankela moom daa teel a génn ci fédération bi doon amal daal ay fipp yu bari woon lu mu doon xare ak buur ba nga xam ne moo nekkoon Jolof ba mujj fédération boobu daal jàllut lu bari sax jàpp nañ ci ne li tax ñu naan pël ñu bari boo nee pël ñu ne la day wor wala fi jàppe woon nañ ko foofa ne wor gi daal foofa la tàmbalee ndax lañ tënkoon ñoom tenki nañ ko ci noonu nag booba Kayoor mi ngi nekk benn dynastie bu ndaw ñi sant Faal waaye diggante boobu yëpp nag xare bi ci gën a mag mooy xare bi nga xamante ne nii Damel Amari Ngoone Sabel bi mu nekkee Damel di Kayoor amaloon na xare boobu noonu nga xam ne dafa jógoon pour libérer Kayoor ci Jolof ndaxte booba gis nañ ne Jolof dafa xëy rek yokk impôt yi jamono boobu nag xaalis amul waaye bu ñu nee impôt yi mooy tool yi ñu doon bay dañuy ñëw jël genn wàll ga wala ñu ñëw jël ci ab kaar ne la yaa moom li ci des wala ñu jékki-jékki daal jël tool ba nu mu leen neexee humiliation yooyu nag ñu leen doon def taxoon na daal ñoom Kajoor nag daal di jéngu nag ànd ak Jolof ànd ak ki nga xam ne mooy Bawal ñu woo Mbul woo Suq woo Làmbaay woo Sugeer dëkk yooyu yëpp dañoo àndoon ak ñoom loolu sax moo waral boo déggee wala fi naan bu Mbul bañee Làmbaay nangu ndax waa Mbul dañoo xawoon a bañ jamono boobu waaye bi Làmbaay nangoo lañ nangu boo déggee olof naan bu ñuy lijjanti dara ñu naan la daal bàyyil noonu rek wala nga bañ boo bañee ñu naan la sa waay daal yow daal li nga wax da ngaa bañ waaye garaaw naa dem ci keneen ndax bu Mbul bañee rek Làmbaay nangu olof yooyu yëpp foofu la génnee ndax Kajoor mooy ñi gënoon a déggu làngu wolof fii ci jamono ji nga xamante ne nii ceddo yi ñoom ñoo fi nekkoon làngu yu bari ci ñoom la génne ñoom ñoo ko génne ñoom waa Jolof non waa Kajoor ak waa Bawal langue wolof mooy ñi gën a dégg wolof loolu sax yaakaar naa ba suñu jamono yàlla tey ji mi ngi dox parce que boo demee fu mel ni Dakar boo waxee Bawal dañuy xam ni kii Bawal la wolof yu wér këng lay wax kon loolu bu ñu demee ci archive nationale ñu wax ñu loolu lu mel nii mën naa tax ñu mën a gëm loolu lii ñu wax. waaw bi nga xamante ne nag Damel Amari Ngoone Sabel takk na xare bi ànd ak waa Bawal ñu war a dem libérer seen bopp ci Jolof moom la ñuy wax la bataille de Danki à 1549 ñu dem gañe Jolof gañe gu metti booba nag ci la Kajoor moom boppam nag muy 1549 Damel ba fa nekkoon ñu di ko wax Amari Ngoone Sabel Kajoor bi mu moomee boppam Kajoor mujj na moom mooy contrôler commerce Sénégal bi 80% ci commerce Sénégal Kajoor moo ko doon contrôler dem ba nga xamante ne ni mooy l'empire le plus puissant jamono boobu nekk ci ginnaaw jiite sax Jolof ak Fuuta ak yooyu yëpp moo ëpp leen doole ak doon dynastie bi gën a mag ci Sénégal bis boobu noonu muy ba ñu gañee ki nga xam ne mooy buur ba nekkoon Jolof jamono booba Njaajaan Njaay moo ko fondé waaye kii ñu gañee defoon na ay at yu bari biñ koy gañee kooku mi ngi tudd Lalla Folle Fanke Njaay moo nekkoon Jolof jamono booba di fa buur moom la Amari Ngoone Sabel gagné à 1549 muy la bataille de Danki muy libération de Kayoor bi nga xamante ne ni ne Kayoor libre na comme ni ma la ko waxee commerce Sénégal gépp mu di ko jiite lépp loo xamante ne nii loo xam ne ci wàllu économie la Kajoor moo ko yoroon raw ci fuuf Jolof gi nga xam ne moo leen yoroon démb ak bërki démb ci diggante bii nag ci la njaayum jaam mi tàmbalee metti lool nga xam ne commerce mi amoon Sénégal jamono boobu 80% ci commerce Sénégal commerce njaam la woon muy jaay ay jaam amul woon leneen nga xam ne booba tamit tubaab yi ñoom dañoo ñëw waaye amuñoo ceddo yi problème ndax dañoo ñëw rek nekk ci seeni wet bu ñu demee sax dañuy wut dëkk ba kër bu ndajalee kuy jaay si jaam ñëw jaay leen ñoom yooyu lañ nekke woon booba
nga xamante ne nii ñoom seen bato yi dañ ko bàyyi woon ci tefes gi. léegi buñ chargé ba mu fees ay kaaf lañ doon defar buñ chargé ba mu fees ñu daal di dem dugal ko ci bato bi daal di yóbbu Europe diggante boobu lim bu bari am na ci ndaxte jamono boobu noonu nga xamante ne nii ñi ngi yóbbu jaam ñi fële am na ay chiffres yu bari yoo xam ne joxe nañ ko ci ba ki ñuy wax Philippe Courtin di benn historien africain tamit joxe na ci ay chiffres yooyu dinaa ci ñëw nii